am na ay actualité yu bëri war nañ say wax muy tukkib mbir njiitu réew mi si biir réew mi si wàllum mbay wàllum waame bi inondation yi tolluwaayu politique loolu yëpp bëgg nañ see waxtaan mais laataa loolu monsieur le ministre da la xamoon ay jamono nga nekkoon ku doon wax lu bari yenn saa yi sax bu ñu attaqué le président de la république yow bokk na si ñi doon njëkk a génn ngir défendre ko waaye ab diira ngi bi la defee ministre chef de cabinet du président de la république ba tey gis nañ ne sa génn dafa wàññeeku bu baax a baax lu waral tekk tekkaaral boobu. waaw wax nga ko nee nga xam nga avant ñuy egsi ci nguur gi man ci activité jeunes yi laa nekkoon. Un jeune il est à la pointe du combat politique dans un parti surtout de l'opposition bi ñu ñëwee ci nguur gi bon wax dëgg yàlla du woon wax ju bari mais yenn saa yi corriger lu am la yenn saa yi weddi tuuma la wax liy dëgg et loolu li tax xëy na mu amoon sañ-sañu gën ko def mooy c'est parce que nag damaa bokkoon ci gouvernement bi ñun ñëpp dañuy nangu ni que gouvernement moo ŋànk politique u chef de l'État et que c'est collégial et solidaire nga am particularité non seulement bokk ci mais nga jiite ministère de la jeunesse donc loolu exigence politique mooy que dans un gouvernement ministère de la jeunesse ministère de la femme quand même parce que ñoo yor maas yi ñoo ëpp ñoo yor pratiquement mën naa jàpp ni que ñooy wax ak Sénégal li ëpp ci sénégalais yi te comme que expliquer li ñuy def la wax li ñuy def la weddi tuuma yi ñuy teg wax ci dëggantaan li am boo jiitee kuréel yooyu yaa ciy gën a fës loolu la xëy na boo seetloo ni ma daan waxee bi ma nekkee ministre de la jeunesse ak ni ma daan waxee bi ma nekkee ministre du tourisme bokkul mais tant que yaa ngi bokk ci gouvernement nag quand même yaa war a nekk ci kanam day mel ni match football attaquant moom xaaruñu ci moom muy défendre muy dugal la ñuy xaar milieu de terrain transmission lay def défenseur di assurer défense mais góol tamit góolu lay def góol xaaruñu ci moom mu dem dugali but donte mën na ko def bu ko defee xëy na baax na mais risque bi muy jël pour dem defi ko mën na tax ñu moom mu encaisser le beneen but donc ci misaal responsabilité ak poste yi ngay occuper dafay am posture beneen bi mooy avant man ci mouvement de jeunes laa nekkoon léegi non seulement nekkatuma jeune nekkatuma ci structure yooyu nekkatuma ministre de la jeunesse mais tamit dama war a nangu ne que tey am na yeneen ndaw yu ñu teg yoo xam ni quand même ñi ngi jéem a def liggéey boobu munoo nekk sës rëkk ci président de la république parce que le poste de ministre chef de cabinet yow yaay assurer interface u président ak force yëpp partem majorité bi société civile bi opposition bi ak yeneen association yi nga xam ni am nañ taxawaay ci biir réew mi loolu nag mënoo cee nekk ci ay werante ay dàggasante ay kër loolu dafa am taxawaay bu mu laaj parce que yow sa liggéey mooy fexe force yooyu yëpp ñëw ànd ak président pour mu réaliser politique am mais gis nga ni. ba si opposition bi sax. heure bu ko laajee. ma ne ba si opposition bi sax. ah mais bien sûr mais ba ci opposition bi nee naa la amul xaaj ak seen toutes les forces vives de la nation muy opposition muy société civile muy association muy mouvement ak lu mu mënti doon boobu waxuma sax partem ak coalition bi mu nekk. léegi yan opposition ñooy bu nekkee ne am na ban opposition mooy opposition bi président Macky Sall teg bu nekkee ne am na ngir mu koy liggéeyal. non président Macky Sall tegul benn opposition ñi opposé wu ñu ngi opposé wu mouvance présidentielle mi ngi ci mouvance présidentielle mais firnde li may wax ñu ñëpp gis nañ ni bi Covid ñëwee ñoom ñëpp nangu nañu ñëw weccoo xalaat ak président de la république am ñu d'accord am ñu d'accordul am ñu joxe seen gis-gis wax ko am ñu doxe seen gis-gis am na ñu d'accordul ñu taxaw ñoom d'accorduñu mais réew dafa laaj waxtaan dafa laaj penco dialogue politique bi commencé woon na avant pandémie bi bi mu amee gis nga ni président woo na ñëpp pour ñu toog waxtaanee réew mi parce que lu ñu bett du ñun rek la bett àddina bi yëpp la bett dal na ci suñu kaw foog ñu waxtaan nit ñi comprendre moom yan pexe la indi xëy na buñ ci amee xalaat yokk ko ci wala buñ amee luñ gis-gis wax ko pour que loolu lépp nekk njariñu askan bi loolu tey jàpp naa ni moo ñu jural tey ak li àddina bi jafe-jafe yëpp Sénégal ñu koy ràññee ci dëkk yi nga xam ni quand même du ma ni feebar bi defu fi ay musiba
mais quand même néew na torop par rapport ak ñun suñu am ak taxawaay bi ñu waroon a am loolu defe naa njiitu ni ñu diriger opération yi ni ñu xalaatee yëf yi moo ñu ko may te loolu ci biir waxtaan la. Ousmane Sonko ndax dafa am un cas Ousmane Sonko boo xam te ne la jël na le pouvoir en place. non non. moom jàpp na ne fu mu toll li ma nii ci waxoon laaj c'est la première figure politique du Sénégal fu mu toll moo nii. ko jàpp heureusement que moom rek moo ko jàpp et que moom rek moo ko gis ak ñi mu àndal mais mënta doon cas de figure xanaa kon mu jëloon deuxième bi nga doon wax fan cas kay yor na yoonam yor na doxalinam yor na ay waxam yor na ay ditam mi ngi def li ko neex mais tegu ko ci xam-xam tegu ko ci dara lu ñu mën a sukkandiku parce que boobu ba léegi li muy wax am ban moo ci mucc dañuy corrompre assemblée non pétrole bi non 92 milliards yi non 756 milliards yi non 26 milliards ban moo ci am finalité da ngay dem ba ci yàgg après ñu taf yëngal non dañ ma bëgg a tëj ñu pose c'est son droit nag am na droit def li muy def il s'oppose mais est-ce qu'il s'oppose de façon vraie est-ce que li muy wax am na man bokkul ak sama gis-gis. mais moom dafa accuser une partie de l'opposition ak le pouvoir en place parce que nee na président Macky Sall daf fi teg ay opposants ñu ko fiy liggéeyal. wax ko ak opposants yi du ñoom ñoo àndoon ñoom ñëpp ñoo àndoon mais tey jii nii li xaw a doy waar mais moom rek mooy wax contre ñeneen ñi mais ñoom nañ ko lijjanti man. ñu bëri ñu ngi wax ne que gouvernement élargi bi nga xam te ni ñu ngi koy nduumalaat c'est pour que ñu bëri ñu nekkoon ci opposition bi mën a dugg. non c'est que bu ñu jaxase yëf yi nee naa la fii réew mi toll après feebar bi lim fi def ak li ñu dëgmal bu ñu naxul sénégalais yi bu ñu leen naxul bu ñu leen waxee dëgg rek mooy est que dina metti ñaari at yi ñu jëm at yu metti lay doon ci àdduna bi ci wàllu koom-koom lépp a taxawoon lépp lañu war a xoolaat priorité yi day changé mënatuñu dund comme ni ñu daan dundee avant loolu bu dee am ci réew ñëpp dajaloo defandoo ko moo gën ngir njaruñu réew mi loolu le président bëgg. kon gouvernement élargi bi da nga koy dëggal. non mais président wax na ko nee naa la tooguñu ba tey ñuy wax ay waxi élargi bi mu ne këtt ni jonn feebar bi dugg si fi mu ni nii laay doxale dafa woo ñëpp déglu loolu mooy dëgg di yoon buñ demee ba ñu mën a bu fekkee ni que mën nañ ànd ak ñi mën dara lépp ak ñi xam dara lépp pour doxal pour génn réew mi ci jafe-jafe bi mais c'est ce qu'il faut ñun loolu rek la ñuy ñaan utuñu leneen mais après bëgg a taxé kii day dugg way kii day génn kii day kii mais attends ku bëgg a ñëw jàpp ci réew mi doxi nga ñëw ku bëggul bokk sañ ngaa bañ a bokk waaye bul diingat bul wax lu dul dëgg bul sos demal nga dem defi li ngay def rek yow nee nga yaa ngi def sa tournée agricole demal def sa tournée agricole mais tournée agricole boo xam ne xamoo la ñu ji xamoo fa lañ ko ji xamoo la ñuy góob xamoo ñaata lañ ci def noo koy évaluer mais ku mu neex na nga dugg ci tool yi doxantu terewuñ ko kenn terewuñ ko kenn mais baax na li ñuy wax ñu koy teg ci xam-xam baax na li ñuy wax ñu koy teg ci dëgg baax na li ñuy wax ñu koy teg ci njariñu réew mi warta nekk ay sos warta nekk ay jiñaate warta nekk ay naxaate warta nekk ay plan yoo xam ne dañ ko teg rek pour yàq deru nit